ngeen jëf mbokk yi safoo télévision Futur Média bismillah jërë ngeen jëf déwénati dal leen ak jàmm ci jotaayu xibaar yi li ci gën a fës te ñu ne mu ko jukki dina bokk ci feetu korité beneen pàcc ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di jullit yi daal nañ koy màggal ni ki tey fu ci mel ni grande mosquée bu Ndakaaru foofee itam xam ngeen ne dañu ko tëjoon bu yàgg ba léegi ndax jàngoroy Covid 19 ni ki tey ci nga xam ne nag moom moo di président Macky Sall fa la amalee julli gi dikkaat na itam ci lépp lu ñeel jafe-jafe yi nga xam ne itam ñu ngi koy jànkonteel ci àdduna wërngal këpp ndax itam guerre wi nga xam ne moom moo am ca Ukraine daal di sabab lu ni mel daañu wutali ca Masalikul Jinaan foofee nag Serigne Moustapha Ibnu Serigne Abdou Khadre moom moo dikkaat ci lépp lu ñeel wàllu iman ak itam ihsaan fii ci réew bu Sénégal dikkaat na itam bëgg nag ñenn ci askan wi ñu joyantiwaat bu baax a baax wala bokk defaraat seen ak toogaay daañu dem itam ci biir réew mi ci yenn ci ay région fu ci mel ni Kolda Sédhiou Tambacounda ak itam diwaan bu Ndar Géej fekk nga xam ne nag moom moo di Ousseynou Diop daañu waxtaane itam wàllu tàggat yaram jëmale ci daan yi nga xam ne FIFA jël na ko jëm ci fédération sénégalaise bu football ginnaaw yenn ci ay rëq-rëq yoo xamante ni moom la ñu nemmeeku ci qualification yu mondial atum 2022 ci suñu digganteeg réew bu Égypte amande yooyu nag jëm na ci ma dikk ñu faram fàccee. Edelfidre niñ ko junjee woon noonee la ñu koy dooree mbokk yi xam ngeen ne benn pàcc ci jullit yi amal nañ lu ni mel fa nga xam ne moom moo di ca grande mosquée bu Dakaru 2019 ba tey la ñu ko tëjoon ndax itam jàngoroy Covid 19 yi nga xam ne itam moom moo lakkal àdduna wërngal këpp njiit bu réew bu Sénégal moom président Macky Sall fa la amalee li nga xam ne nag moom moo di julli gi dikkaat na itam ci yenn ci ay jafe-jafe yoo xamante nii nag bépp dëkk mu ngi koy yëg ndax itam guerre yi nga xam ne moom moo am ca diwaan bu Ukraine leneen lam ca toftal itam Marcel Farba Maroun ak itam Younous Diatta ñoo ci dikk ak ñun ñu seetaan reportage. ñaari at a ngi nii néegu jaamukaay yàlla bu mag bi géejoon a am événement bu toll ni grande mosquée de Dakar daal di tijjiwaat ay buntam gannaaw li fi mbas bi jot a bàyyi mu di benn pandémie bi nga xamante ne dafa daal di jiitu yeneen i événement yi nga xamante ne dañoo impacté àdduna bi te mu dal Sénégal bu baax a baax. ginnaaw bu ñu génnee ci mbas mi jafe-jafe yi bare woon na. waaye suñu gouvernement def na quand même ay kéem kattanam ngir wàññi coono bi ak jafe-jafe yi loolu pareegul beneen xeex ñëw bu bees bu nekk ci Ukraine ku ne gis na ko waaye xeex boobu li tax mu garaaw mooy ñaari réew yooyu di xeex tey ñoom boo boolee lëkkale seen doole li ëpp ci dund bu ñuy jëfandikoo li jël ci wàllu blé tey jii dafa manqué tey jii carburant dafa manqué ndax réewu Russie mooy yor téeméer boo jël ñeent fukki ñoom ñoo ko yor ci wàllu carburant kon kooku bu jaayatul foog mu am pénurie foog mu am jafe-jafe mooy li ñu dal fi mu nekk nii. mbiru crise des valeurs tamit jot nañ ci dellusiwaat jamono ji nga xamante ne société sénégalaise mi ngi fësal ay jëf yu àndul ak lu l'islam santaane. julli dafa am lu ko tax a jóg li ko tax a mu jóg mooy lan as-salaatu tanha anil faxsaa'i wal munkar lu salte lu ñaaw lu beggandi luy dindi sa personnalité luy dindi sa dignité luy tax fu la nit ñi séenee moytu la lépp bépp xeet bu bon bu tax nit ñu koy tudde ku bon la xeet yooyu yëpp yàlla da koy bañ ci digge ci jullit mu nekk ci moom kon képp koo xamee ne ki yaa ngi julli te rambaaj nga julleeguloo képp koo xamee ni yaa ngi julli di sàcc julleeguloo képp koo xamee ne da ngay julli te warkat nga julleeguloo képp koo xamee ne da ngay julli te rambaaj nga julleeguloo lépp loo xam ne lu ñu tere la kuy julli di ko def julleegul. muy valeur l'islam muy valeur mbaax ak jub ak ngor loolu ak yeneen yi mu wax yëpp mënuma ci jaaraat képp kuy doomu Sénégal war nga ci bàyyi xel ndax jikko yi nag ñu ngi bëgg a yàqu te jikko yi li koy defar d'abord ci kër yi la parce que yar bi jiitu mooy yar bi waajur yi di yar ay doomam ensuite l'école doog a jël société bi doog a jël. Imam Ratib Samb nag ci biir xutbaam daal di gërëm njiitu réew mi ngir mosquée Blanchot bi nga xamante ne dañ ko indiwaat ñuy fàttali ne Aïd el Fitr bu année 2022 bi marqué jeexitalu weeru koor bi dañ koy daal di fete tey ci lundi ci lu ëpp ci réew mi.
jërëjëf Marcel Farba Mouroun ñu wutali feneen fu soriwul lool Almadi diwaan bu Yoff jàmmalaay foofee itam imam Libaas Laay daal dinay dikkaat bu baax a baax ci lépp lu ñeel aw booloo ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di jullitu àdduna wërngal këpp lépp lu soxal itam ñàkk bu warma wi nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci xarala yu yees yi maanaam réseaux sociaux yi dikkaat na ci bu baax a baax di sàkku ci ñenn ci askan wi ñu delloo si li nga xam ne nag moom moo di seen ak xel Habib Faye Abdoulaye Anne ci reportage. ay colin yu rafet weex tàll firndeel ni ñi ngi ci ëhlug laayeen fii mooy Yoff jàmmalaay jullit gi ñu amal ko ci akub dal imam Maam Libaas Laay dikkaat ci solos gi am digganteeg doomu aadama yi rawatina jullit ñi cër ga ñu war a mën a joxante xale jullit ak moroomam wala muy indi fitna ci àddina bi wala ci réew mi war nañu koo moytu te bokk na ca loola li nuy woowe boo décompté ci biiru xeet ak parparloo lu bon la Iblis ko fi jëkkandi beddi konte gi war na mën a ñàkk waaye li nga xamante ne moo di réseaux sociaux yi xaxar ya cay am ñaawlu na ko bu baax aajowoo nañu bëggante aajowoo nañu bennoo aajowoo nañu ormalante ndax ku gis tey lii xew ci ay réseaux sociaux ak yeneen yu mu mën a doon da nga yéemu ci yàlla di tiit yow ci sa jëmmi bopp ndax lii tullit war na koo meloo wala déet. Seydina Mandione Laay jaar foofu wax xataayu dëkk gi li mu bëgg moo dëgg Yoff ñu gën a yaatal li dëkk xàll gi ndax askan wi seen dem ak seen dëkk mën a yemb. war ngeen xam ni kan Yoff fi ñu toll war nañu xalaataat naka nag lañ koy gën a dépensé waat ndax mbooloo mi bari na dëkk bi xat na kon war nañu am yeneen pexe ak yeneen solution kon loolu defe naa ni que ni ñu ngi ci interpellé autorité yi nga xam te ni que nii. Abdoulaye Diouf Sarr di jëwriñ gi ñu denk wàllum wér-gu-yaram wi teewal fi njiitum réew mi ak i délégation am moom it rafetlu bu baax julli gi ci anam nga ñu ko tege waaye itam di gën a ñaax askan wi ñu gën a joxanteeg yoxoo. bu la neexee nga wax ko fa te dana actuel loolu mu nekk vraiment message bu fort boo xamante ne dégg nañ ko fi unité solidarité booloo nekk benn. jullit it gu njëkk gannaaw ba maam Abdoulaye Thiaw Laye dëddoo ëhlug jàmmalaay tey ñu julli waaye itam xel yépp mu nga woon ca moom. Aïdel fii fa nga xam ne nag moom moo di ca mosquée omarienne ci teewaayu xalif Thierno Madani moom itam dikkaat na ci li nga xam ne nag moom moo di tolluwaayu jamono fi nga xam ne itam ñenn ci askan wi ñàkkub warma wala bokk ñàkkum éducation la ñu nemmeeku ci ñoom ñuy sàkku itam ñu dikkaat bu baax a baax ca la woon démb mel ni Alhassane Ba ak Yaya Diallo ñoo fa doxantu woon. nii lañ koy amalee saa yu nga xamante ni julli korité jot na fii ci mosquée omarienne bi nga xamante ni ci chantier la nekk sax ñoom julliti teew nañu ci njiit li moom xalif Thierno Madani Tall imam bi ci xutbaam ñëwaat ci li nga xamante ni moom la ñuy nemmeeku ci suñu yoon yi muy l'accident yu bëri yi li ñuy nemmeeku itam ci réseaux sociaux yi muy saaga yeeg yi ni mel ñàkk yar xale yi itam ci biir kër yi nekk na moom imam lu ñuy soññ askan wi ñu xoolaat ko. kon nag ñu xam ne yàlla suñu mayee njaboot daf ñu teg tamit responsabilité bu rëy nañu fexe yar leen yar bu baax xamal leen jikko yu baax xamal leen ne mag dañ ko war a wekk dañ ko war a teral dañ ko war a jox gëddëm mais malheureusement lu ëpp léegi Sénégal xamatuñu mag xamatuñu xale yërëmatuñu kenn lu neex lu waay neex mu wax ci réseaux sociaux yi di wax lu nekk di saaga ay kilifa ñun mos ñu xam saaga kilifa mais léegi da ngay dégg ñuy saaga ay kilifa saaga yu bon loolu war nañ ko xoolaat. gouvernement bi teew na ci njiital jëwriñ ji nga xamante ni moom la ñu dénk wàllum finance moom Abdoulaye Daouda Diallo rafetlu kàddu xalif bi. bépp Sénégalais war na am xalaat bi nga xam ne comportement am ak defalinam ak waxam surtout imam insiste na ci wax bi. pour mu méngoo ak lu Sénégal bëgg maanaam Sénégal xam nañu ko réewu jàmm la Sénégal réew bi nga xam ne xale yi dañuy respecter mag yi ku nekk aussi sàmm kaddu yu muy wax. te li imam wax tey dafay wane rek ne ñun war nañu bàyyi xel ci suñu bopp war nañu xool suñu comportement te loolu nag mi ngi war a commencer yar bi ci biir kër yi
war a commencé ci yar ci biir école yi war a commencé tamit yar ci biir kër diine yi loolu yëpp dafay wane que ne rek Sénégal tey war nañu xoolaat suñu bopp pour set ni ñu taxawee ci suñu langage sur ci réseaux sociaux yi ak ci dawal yi ñuy dawal ak accident yi nga xam te ne ñu ngi koy nemmeeku mu andi ay mort loolu yëpp nag bu amee dafa mel ni ku si nekk rek tey imam bi dugg na sa kër wax ak yow parce que ku ci nekk tey jàpp nga ne li mu la wax tey lu war la. bis bi tey nekk bisu ñaan bisu dimbalante waaye itam bisu jéggalante imam bi di sàkku ci jullit yi ñu topp li nga xamante ni moom mooy digle moom yàlla suñu borom waaye itam di wéy di def lu baax moom ak xalif bi ñaan nañu jàmm ju sax ci àdduna bi waaye itam guerre ba jeex ca Ukraine. Alxasan Ba jëriñ ji nga xam ne nag moom la ñu dénk wàllu finance moom Abdoulaye Daouda Diallo xam nga ne nag ca mosquée omarienne la daal di amale jullit li nga xam ne moom moo di Aïd el-Fitr naka noonu itam muy xam ne rek ne dina def kéem kattan ba rek liggéeyu ko boobule juma ñu def kéem kattan ba rek mu daal di yegg laata koriteek déwén ñu teelu ay kàddoom. ginnaaw bu ñu defee inauguration ajuma bi passé maanaam suñu juma Blanchot bi ñu koy wax mosquée Blanchot beneen bi lu ñuy ñaan mooy yàlla dimbali ñu effectivement donc ñu pare juma bi nga xam ne président de la république nag moo ko sumb maanaam muy justement donc juma bi nga xam ne aussi def ko fas yéene defaraat. si anam ñu gën a rafetee si loolu aussi xam naa jot naa message bi dina ko yëgal président de la république et ki nga xam ne aussi def ko tànn pour mu defal maanaam juma bi incha allah pour que yàlla may ñu suñu teewee déwén si waxtu bu mel bi ñu mun ko julli maanaam si juma boobu. fa nga xam ne itam moom moo di ca Masalikul Jinaan xam ngeen ne nag ni ki tey lañ doon amal jullik korité ci teewaayu yenn ci ay autorités yoo xamante ni ñu ngi fii ci réew bu Sénégal ak itam yeneen i mbokku taalibe foofe itam ki nga xam ne moom moo di Serigne Moustapha ibnu Serigne Abdou Khadr dikkaat na bu baax a baax ci lépp lu ñeel wàllu ihsaan ak itam iman fii ci réew bu Sénégal sàkku nañ itam ci mboolem jullit ci ñenn ci ñoom ñu defaraat bu baax baax li nga xam ne moom moo di toogaay yi war ma wa yewoon itam ñu daal di koy indi bu baax a baax ma ginnaaw Masalikul Jinaan diwaan bu Touba itam amal nañu fa julli gi mu mel ni itam imam bi yëkkati na ay xutba daal di jëmale ci ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di askan wa nga xam ne ñoom ñoo fa teewoon bokk na ci li nga xam ne nag moom moo di jikko yi ci yile jamono ak yeneen yi ni xeetoo du ñàkk daan ci dikk ak yéen laata jotaay wi ñu koy yëkkati wala bokk ci suñu neen jotaayu xibaar ñu wutali diwaan bu Ndar Géej foofee itam ki nga xam ne moom moo di Ousseynou Diop la ñu fay fekk moom moomee doxantu woon ca grande mosquée ba imam ba itam dikkaat na ci tolluwaay jamono moom moomee ki nga xam ne moom moo di jëriñ ji ñu dénk wàllu infrastructure Mansour Faye dikkaat na bu baax a baax ci lépp lu ñeel xàll wi rawatina li nga xam ne nag moom moo di permis à point noonu la demee Ousseynou. jërëjëf waaw ni nga ko waxee rek noonu la diwaanu Ndar Géej moom amal nañ julli korité gi mbooloo mu bare nag ñëwoon nañ fii ci grande mosquée bu Saint-Louis imam Khatib Cheikh Ahmed Tidiane Diallo moo jiite julli gi bi mbir yi pare moom ak gouverneur bu région bu Saint-Louis yéen nañ yàbbi ci faat yu bare ay accident yu bare ñoom ñaar ñëpp kenn ku ne nag ŋàññ nga doxalin bi nga xamante ni ñenn ci askan wi ñu ngi koy doxal ñu daal leen di teewu. parce que fab xaleel xot ko ba mu dee fab xaleel fab paaka di ko jëm nii saa kooku kenn mun ko expliquer nit sax. doxalin bi ak comportement yi doy na waar mais yaakaar naa imaam lii mu ñu wax ci xutbaam wane na ni mbir mi la koy indi wala la koy faj la koy saafara ci kër yi lay commencé. ministre des infrastructures waaye tamit maire Ndar di Mansour Faye ñëwoon na ci wàllu julli gi moom nag fii yëkkati nay kàddu xam le ni du man ñaari semaine xool lan la ñuy def ngir lu jëm ci wàllu accident yooyu mën a wàññeeku Mansour Faye léegi la ko wax fii ci diwaan Ndar Géej ñu teewlu ko. ñu jël ay dogal yoo xam ni duñ ci dellu ginnaaw. dogal yooyu nag du man may tëju ci benn bureau rek jël ko déedéet dañuy woote toog waxtaan seet est-ce que réellement dañuy oto yi def transport public interurbain surtout bus yi est-ce que duñu daw waxtu bi ba waxtu bële seet camions yi est-ce que duñu daw waxtu bi ba waxtu bële fan yi néew wala ñaari semaine tout au plus dinaa leen convier ñoom ñëpp au ministère fële ñu toog waxtaan ci loolu la bu neex yàlla. kon mi ngi noonu ci wàllu Ndar moom julli gi amal nañ ko ci jàmm ak salaam askan wi génn nañ nekk en masse ngir mën a teewee lu jëm ci wàllu julli gi fii ci grande mosquée bu Ndar ñu leen di ñaanal jàmm waaye tamit di leen di wax incha allah rabbi déwénati
Ousseynou dara bi yànji na lool xam naa dinaa ñëw diwaan bu Ndar Géej jël si ko ginnaaw Ndar ñu dellu siwaat ci Ndakaaru wutali fa nga xam ne moom moo di ca Masalikul Jinaan foofee ne woon naa leen Serigne Moustapha ibnu Serigne Abdou Khadre moom moo jiite li nga xam ne itam moom moo di julli gi dikkaat na itam ci li nga xam ne moom moo di wàllu imaan ak ihsaan ki nga xam ne moom moo di Pape Fara Ñing moom moo fa doxantu woon. ci mbooloo mu bëree bëri di ay jullit ñoom ñoo xëy wutali Masaalikul Jinaan Serigne Moustapha Mbacké nag moom moo jiite foofu julli korite gi gannaaw ñaari ràkk yi mu daal di dellusi bu baax a baax ci li nga xam ne moom moo nekk ixlaas ne nit ki moom la war a saxoo ndax gis nañ ne dëkk bi jamono ji li nga xam ne moo nekk jikko yi dafa yàqu. alxuraan nag ixlaas bi nga xam ne mooy jëf te yàlla tax boo xoolee sunna ak alxuraan da nga xam ne boo fexee ba ixlaas am ci lëw ci say wax ak say jëf bu boobaa sa lépp dana yàlla bokk na ci li nga xam ne dana génne bokk na ci gañee sa noone doo ko buggee boo buggee gañee say noone moo xam nit la moo xam jinde la boo ixlaasee rek mën nga leen gañe saxal li nga xam ne moo nekk jàmm naka noonu fexe ba ñëpp ànd doon benn bokk na ci li nga xam ne xalif général des Mourides moo ko digle mu jottali ko ñi nga xam ne ñoo nekk taalibe yi. yéen ci jàmm bi yàlla saxal ko ci ñoom mi ngi koy digg di tey ñëpp ànd maa si ànd ndax yàlla mën a dolli def jàmm ci réew mi ndax jàmm ci leen ñëpp xaj neen ndax bu loolu jàllee rek ndax sëñ Tuubaa danaa wax rek nga ma dégg ko ci sëñ Saliou mu ne garab jàmm day boo ko suuxat bu màggee da nga bëgg a toog ca garab. kàddu yu nu mel nag ñi nga xam ne ñooy taalibe yi ak autorité yi rafetlu ko bu baax a baax ne dafa ñëw ci waxtoom. loolu sëñ Tuubaa jàngale moom la nit ñi war jëfe mooy dox jàmm bëgg jàmm yéenante jàmm te gëm sunu borom te fas yéene sellal sunu dund gi. paraat jikko yi ci ni ko imaam waxee ci jéggalante jéggalante bi nag ci ñun lay tàmbali dañu war a jéggalante suñu alal jéggalante si suñu daraja jéggalante ci suñuy jëmm jéggalante suñuy njaboot. nee na garabu jàmm ku ko suuxat bu màggee di nga yàkkamti toog ca kër ga bu dee garabu safaan boo ko suuxatee ba mu màgg boo sañoon da nga koy gor ndax doo fa bëgg a toog ndaxte jàmm rek la nit war a man pas-pas bu am solo boo xam ne bii day jël nit ki yóbbu ko ci yàlla. imaam Serigne Moustapha Mbacké ibnu Serigne Abdou Khadre daan nay tamit ñaan lu bëree bëri ngir jullit yi daal di doon benn waaye leneen li nga xam ne tamit wax na ko bokk na ci tamit ñu daal di saxal bu baax ixlaas te ci loolu joxoon na ci bu baax a baax ñi nga xam ne ñooy way jur yi. diwaan bu Thiès imam ratib bi nag Tafsir Babacar Ndiour lay wuyoo moom itam yëkkati na ay kàddu jëmale ci ñi nga xam ne ñoom ñoo seq langue politique bi fii ci réew mi yenn saay kàddu yi nga xam ne dañ koy faral di yëkkati te tegginewul benn yoon diwaan bu Thiès rawatina jàkku mu sante Cheikh Anta Diop ak Selatir lañ fay fekki. homme politique bi rawatina homme d'état rawatina président de la république mission bi njëkk ci mission mooy d'abord jàmm. mooy d'abord réew mi dal mooy d'abord askan wi bennoo nekk benn amul xeet amul diine amul tariixa dara waru leen a xàjjale yor puso ñaw dajale boole ba nga xam ni jàmm day sax ci suñu réew ñu bëri xëy na doon nañu ŋàññ wuy ji gi ma wuy ji président de la république mais ñàkk a xam rek moo ko waral parce que bu fekkente ne jafe-jafe dafa jóge ci àddina muy Covid muy ay guerre muy crise économique war a faagaagal sa population boo nekkee opposant li gën a yomb ci yow mooy jafe-jafe yaa ngi ñëw mer mi dana yokku bu mer mi yokkoo ma xamb taal bi taal réew mi bu ñuy daanoo ma yéeg loolu moo gën a yomb ci opposant mais c'est irresponsable.
mbokk yi ay kaddu ki nga xam ne moom moo di Idrissa Seck ngeen doon teewlu moom itam di sàkku ci ñenn ci ñoo xamante ni ñoom la seqal lang gi ñu teewlu bu baax a baax kaddu yi nga xam ne imam bi daal dina koy yëkkati moom njiit bu conseil économique social ak itam environnemental ngeen doon teewlu ci micro Cheikh Anta Diop ginnaaw Thiès ñu wutali fa nga xam ne moom moo di diwaan bu Sédhiou imam bi nag Alfousseyni Mandiang lay wuyoo moom itam dikkaat na ci lépp lu ñeel wàllu mbuxum li nga xam ne itam dañ koy faral di nemmeeku fii ci réew mi Bakary Konté xali jàmme kila ñim be taman sofula ko ni duniya laban sita albe kuna na jelal mi yalon ko masatala bo bon la folo ako banko barko abata alal nit yi dañuy joxe ginnaaw diine bi yonent bi moom yëgle woon na ñeent affaire ndaxte mu ne bu àdduna ji di waaj a jeex si yàlla dafay daal di punir jaamam maanaam production agricole yi dee baissé lu ñu doon gagné duñ ko am suuf si léppay yàqu juge yi nag ñoom duñu waxat dëgg ndaxte xaalis bu ñu leen di jox pour corrompre leen ku am dëgg nangu ko ci moom jox ko keneen ngir alal xaalis boo xamante moom lañ leen di jox jeunesse bi nag duñu respecté mag yi maanaam ndaw yi kenn du respecté mag jigéen yi duñu sol loo xamante ni lu yiw la ba pare dañuy sol lu leen neex duñu rus kenn lu leen neex nag ñi daal koy def loolu moo waral nag mu bëri ay meurtre ay assassinat ay viol fen bëri ci dëkk bi mu am xuloo ak ngaayoo bu bëri diggante politiciens yi fa innama hum fi shiqaq itatalla fenn fo ñoo sabo damma kañoo faalamu kañoo kadafilamu ñoo koma kumolo politique kelo dammalamu aku duniya la bambe kelo damma to wonda ngam kodi alquran no silol diwaan bu Fulaadu itam kàddu yu méngoog yooyee la ñu fay daal di taataan ndax itam imam Thierno Alassane Tall dikkaat na ci li nga xam ne moom moo di réseaux sociaux yi Kolda ak la ko wër Abdoulaye Diallo. caxumbute yi ni mel la ay jullit yu Kolda daal di jullee seeni julli korité ca jumaa ju mag bu Kolda bile julli mu ngi xewee ci teewaay ñi fi ngànk wàllu nguur Thierno Alassane Tall di imam ratib bu Kolda moo jiite julli bi ci xutba bi mu fi amal jot naa wax ci wàllu xarañte gi liggéeykat bi war a yor ci liggéey bi ko askan wi dénk wàllu xarala yu bees yi imam Thierno Alassane Tall wax na si Mame Boye Diao di jarafu Kolda mooy joxe xalaatam ci xutba bu imam ratib bu Kolda amal la. waaw di sant yàlla bu baax di julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant yàlla ci lim ñu may weeru koor ni mu waree fekkee korité bi di ñaanal population Kolda yëpp yàlla nangul ñu suñu koor nangul ñu suñu jullite ñu jóge nag ci weer bi nga xam ne weeru teranga la yàlla def na tamit Kolda moom ñu ngi dafay nekk situation bu xaw a jafe mais dugg nañ ci bismillahi rahmaani rahim gën ci alhamdulilahi rabbil alamin da ñaan yàlla nag yàlla nangul ñu suñu koor nangul ñu suñu ñaan li ñuy jàngat gi mu def xam ne mooy képp ku nekk di naan da ngay liggéey da nga war a am pas-pas bi xam li ngay liggéey ndax mën nga ko wala déet parce que kii liggéey mooy sàmm kaaraange nit kii liggéey mooy faj nit kii liggéey mooy yar doomu aadama donc booy def métier yu mel noonu te amoo maîtrise bi day xaw a nekk lu doy waar. bi muy wax ci xarala yu bees yi imam Thierno Alassane Tall ñaax na mboolem kuy jëfandikoo yile jumtukaay ngir boromam jëfandikoo leen ci anam yi gën a rafet ñuy moytu di saaga nit ñi ak di leen tuumal ci lu dul dëgg. mooy li ñuy def ci réseaux sociaux yi am na ñi nga xam ne dañ fa dem joytu ñu jëmale seen askan kanam am ñi nga xam ne dañ fa dem poser ay problèmes yi nga xam ne bu ñu ko dégloo wala duñ ko mën saafara pour intérêt wu askan donc loolu moo gën a am solo. ginnaaw Ibadu Rahman yi julli dëbb julli bu tey ji ñëpp a ko julleendoo fii ci Kolda. mbokk yi loolee moom moo daal di buural li nga xam ne nag moom moo di xibaaru julli gi xam ngeen itam secrétaire général bu organisation des nations unies fii ci réew bu Sénégal la dooree li nga xam ne moom moo di doxu nemmeeku ci li nga xam ne moom moo di tundu Afrique mu ñeel jafe-jafe yi nga xam ne nag moom moo laal àdduna wërngal këpp bu ngeen ko déggee guerre wa ca Ukraine laay wax ginnaaw nag ak janoom ak ki nga xam ne moom moo di njiit mu réew mi moom président Macky Sall yëkkati nañ ay kàddu yu bari bokk na ci nees mën a def ba daal di fànq lu ni mel ñu teewlu ay kàdduk Antonio Guterres ci micro Habib Faye ak Younous Diatta. mënuñu waxtaan ba noppi te it waxuñu crise ga am ca diggante Russie ak Ukraine
ak tamit impact bi muy am fii ci diwaanu Afrique. crise googe ñett mbir la gën a soxal wàllum dund gi wàllum énergie gi ak wàllum koom gi fii ci Afrique ak i àdduna wërngal këpp sax lañ gën a mën a wax loolee itam waral na ma teg li ñu duppee groupe mondial ngir xool ana yan tontu la ñuy indi ci boobule crise bi nga xamante ne itam dina boole ñay liggéey ci Nations Unies ñay liggéey ci banque de développement yi ak tamit ña nga xamante ne ni ñoom ci yeneen organisation internationale la ñu bokk bi lekk groupe de travail nag ki koy coordonné moo di Beck Dreamspan comité de pilotage moom ña koy présider rek bokk na ci vice secrétaire général bu Nations Unies di Amina Mohamed jàppale ne tamit ab mbégte rek la ñu am gannaaw ba ñu gisee njiitum réew mi Macky Sall moom bokk ci ñi nga xamante ni itam ci champion globalu crise bi lañu waxtaanee nañ li ni mel xool ana nan rek la ñuy jëlee lii di mesure urgente yi ngir mu bañ a sonal Afrique. mbokk yi bokk na ci lu mu leen doon junj bi ñu door yi la jotaayu xibaar tàggat yaram jëm ci daal yi nga xam ne nag ci match barrage yi seen diggante ki nga xam ne moom moo di Cameroun waaye mu mel ni nag lu ni mel àdduwul wala bokk demul benn yoon ci li nga xam ne moom moo di seen ak tey bakken ba tax na itam lépp lu ñeel wàllu recours algérien daañ ko amal ci daan yi nga xam ne nag FIFA daal na koy daan réew moo mais naka noonu itam xam nga ne ci match barrage yi la lu ni mel daal di jóge woon fi la ñuy jaar mbokk yi buural jotaay wi yëkkati ko mu mel ni nag di ngeen wëy ak rédaction bu télévision Futur Média 19h30 ak itam 20h ci yeneen jotaay file lay doon naka noonu itam ñu leen di baalu àq bu baax a baax ci li nga xam ne moom moo di julli gi mu ñeel bépp kàddu boo xamante